asalaamaaleykum mbokk yi sant leen gërëm leen ci àndandoo beeg télévision Futur Média benn waxtu jot na xibaaru digg bëccëg gi bokk na ci ngelaw bu ànd ak poussière bu bëree bëri sax nag ci Sénégal gi yëpp daanaka moom la ñu yeewoo li ñuy noyyi dara baaxu ci te loolu dina dem ba gannaaw suba di alxames agence nationale bi ñu dénk aviation civile ak météorologie ne am na ay njeexital yu mu mën a am ci wàllum wér-gu-yaram ñu seen xam-xam màcc ci wàllu woowee tam ne poussière bi mi ngi bàyyeekoo lu ci mel ni Algérie wala sax Tchad ci wàllum wér-gu-yaram ak épidémie coronavirus fële ca Italie sénégalais yi nekk foofu le nekk ci ab njàqare rawatina ci fukk ak benn diwaan yi jàngoro bi laal jamono ji jéggi nañu fanweeri junni ci ab lim ki jiite association sénégalais yi nekk fële ca Brescia ne nag moom mi ngi jokkoo bu baax a baax ak ñi nekk foofu moom mi nekk jamono ji ci Sénégal. beneen ponk ci xibaar yi syndicat bi ëmb jàngalekat yi ci daara ju kawe gi boo moyul ñu dem grève ci ndorteelu mars jamono ji seen préavis nar a jeex li ñu bëgg mooy ñu wàccoo ak décret d'application yi ñeel doxalinu université yi ak yeneen ponk fileeg boobu am na ay matukaay yu ñu jël lu ci mel ni bañ a defati ay heures supplémentaires mardi gras tey lañ koy màggal muy fête bi am laata ñuy door carême gi maanaam koor bi ci chrétien yi ci ay écoles yu bëri nag xale yi tey jile xëy nañu déguisé wu waaye nekk na jamono ju metti ci waajur yi ndax koom-koom giñ ci génne ca biti réew moom Égypte Hosni Moubarak faatu na tey ginnaaw ba mu làqee juróom-ñeent fukki at ak benn moom mi jiite woon Égypte boobule ñu ngi ko dàqoon ci nguur gi ci atuma 2011 feebar bu yàgg sax moom moo ko tëral mbokki loolee lépp tënk la nes tuuti ñu yaatal ko. ginnaaw bañ leen nuyuwaatee ba noppi mbokki xibaar yi dañ koy doore ak poussière bu bëree bëri bi ñu xëyee tey jëlee ci ndakaaru ak diwaan yu bëri sax nag ci Sénégal loolee dina dem ba alxames bu ñu sukkandikoo ci agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie li ñuy noyyi am jafe-jafe ni ngeen koy gis ci image yooyu le pour gis sax nag nekk na tamit lu jafe-jafe ndax poussière bi te mën na am ay njeexital ci wàllum wér-gi-yaram bu ñu sukkandikoo ci bulletin bu ANACIM ànd ci ak centre de gestion de la qualité de l'air lu ci mel ni nag nit ñi am ay jafe-jafe ci wàllu noyyi tout tànk yi ak màgget yi ñoom ñëpp nag liñ leen di digal mooy ñu bañ a génn ci biti wala di def sax ay activité sportive maanaam di tàggatu lu bëree bëri. am na beneen bulletin bu génn tey bu ANACIM nee na it am na ay ngelaw yu méttee métti yu nar a am ci géej gi dooree ko 6 heures du matin suba kon wala boog dem ba suba 6 heures du matin mu ngi ñeel lu ci ëpp Ndar Lompul ak Potou ci wàllum ngelaw loolu ànd ak poussière te ñu koy noyyi jamono ji laboratoire océanographie bu science environnement ak climat université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ñoom yor nañu ay jumtukaay ngir xool jaww ji naka lañ ko mën a moytandikoo ñoom li ñu gis nag mooy particules yooyu la muy poussière bi mi ngi bàyyeekoo ci ay xew-xew ci wàllum climat bu am ca Algérie wala sax Tchad Ibou Diouf dem na fa du ñàkk ci kanam tuuti wala yeneen jotaayu xibaar ñu ànd ci ak moom. beneen mbir bu ñuy waxtaanee muy coronavirus jàngoro boobule feeñ ca Chine te faat fa lim bu takkoo takku nekk it Italie te sénégalais yu bëri nekk fa rawatina ca région boobule ñuy duppee Lombardie ñu dénk sénégalais yi nekk biti réew secrétaire d'État bi rawatina moom nag nee na am na benn cellule de crise boo xam ne dinañ ko taxawal ci bu gaaw moom Moïse Sarr moo wax lu ni mel nee na lu ëpp ci fanweeri junni sénégalais yi nekk foofule tamit ñoom te ñu nekk ci diwaan yi ñu ber. fukk ak benn la sax ci lim booy xool foofu ca Italie ñu ngi jokkoo lu bëree bëri ak représentation diplomatique yi ak consulaire yi nekk foofule moom Moïse Sarr di secrétaire d'État auprès du ministère des Affaires étrangères la ñuy déglu ci micro yu Subaru. bëggoon am leeral bu ma njëkk indi parce que tey nag dégg nañ nit ci di wax ne am na ay sénégalais yoo xam ne dañ leen mettre en quarantaine fee ci Italie ma ne que demewul noonu c'est vrai bu ñu signalé maladie boobu ci ay villes yoo xam ne Sénégal yu bëri ñoo nga fa c'est pas gouvernement italien dafa jël ay mesures pour mettre en quarantaine maanaam confiner ay villes yoo xam ne boo ko xayma mu ngi nekk fukk ak benn wala fukk sax ak ñaar villes yoo xam ne dañoo bëgg kenn dootul jóge ci beneen dëkk dugg ci dëkk yooyu
pour ñu mën a contenir feebar bi. jël na ko pour def lépp pour suñu ndaw yoo xam ñoo ñu fa toogal muy Rome ci ambassade ba mais également ci Milan ci consulat ba mën a jëlee lépp pour ñooñu ñu mën a am les produits mais également les équipements pour comme nee nañ même service public italien yi dañu war a def lu ñu naan strict minimum maanaam koo xam ne mën na liggéey sa kër nga mën a liggéey sa kër mais suñu ndaw yooyu aussi ñu mën leen jox loo xam ne dina mën a permettre ñu liggéey en toute sécurité di ñaax ñëpp ñu limiter déplacement yi di ñaax ñëpp aussi ñu ànd ak dal parce que lii kat feebar boo xam ne day na waar te ñëpp ci war a jóg. mu doon Moïse Sarr di secrétaire d'État bi ñu toftal ci jëwrin bi ñu dénk sénégalais yi ne ca biti réew. dañuy dem ca Kaffrine wax ci jàng bu kawe bi ak tey jile ña bokk ci université Sine Saloum yenn ci ay étudiants campus Kaffrine xëy doon ñaxtu ba ñaar ci étudiants sax am ci ay gaañu ginnaaw ba leen police sànnee ay grenades lacrymogènes ñoom ñu ne dañoo déposé woon benn préavis de grève te ginnaaw loolu sax waxuñu leen dara ci seen jafe-jafe yeeg la ñuy doon laaj foofule ni ngeen koy gisee kon takk der yi ñoom ñoo xëy tasaare leen foofule ba ñaar ci ñoom am ay gaañu ci wàllu woowule ba léegi syndicat bi ëmb jàngalekat yi ci daara bu kawe bi di SAES ne boo moyul ci ndoxteelu mars dinañ door ab grève ginnaaw ba seenu préavis jeexee ñoom fileeg boobu nag professeurs yi ne am na ay matukaay yu ñu jël jamono ji muy lu ci mel ni dootuñu génn ci université yi dem ci yeneen diwaan di fa def ay cours wala sax lii di ay heures supplémentaires maanaam seenu heure bu jotee dootuñu ko jéggeeti démb la ñu nekkoon ca université Assane Seck bu Ziguinchor doon faamal ab assemblée générale dañ ciy déglu Malick Fall moom mooy secrétaire général national bu SAES ci micro Boubacar Diassi ak Lamine Mandia. ci histoire enseignement supérieur bii mooy rentrée universitaire bi gën a bon bi gën a yàqu ci rentrée universitaire ndax ñuy fàttali ni xale yi ba ñu amee seen bac ak léegi ci mois de juillet la ñoo ngi toll tey ci juróom-ñetti weer daana ko presque équivalent wu année scolaire ba ñu amee seen baccalauréat ak léegi li ko waral yëpp mooy maanaam yorin bu bon beneen yëf bi ci am également mooy li ñu waxtaan ak ñoom tënk ko dañ ci amul lenn loo xam ne ni gis nañu ni nguur gi doxal na ko loolu nag moo tax tey ñu jël suñu décision ñu jël ñetti décision yu mag yoo xam ne ni fas nañ ko yéene def benn bi ci jiitu mooy dañoo wax ni dootuñu nangu parce que ñun dañuy jàngale altine boo commencé 8 heures ba samedi ci 23 heures maanaam daanaka 11 heures ci guddi dañ koy jàngal tey horaire jàngale ñëpp xam nañ ni mooy administration 8 heures midi la 14 heures 18 heures léegi nag incha allahu rabi foofu loolu la ñu fas yéene def ñu fas yéene génn ci horaire yooyu benn ñaareelu yëf ba mooy ñëpp xam nañ ni loi dafa wax bi nga xam ne moom la ñu tuddee moo tënk franchise universitaire dafa lim ni université fii la yam comme loolu foofu la université yam fasatuñu yéene génn ci foofu université yam pour di jàngale ji feneen loolu moom décision la boo xam ne jël nañu la ci des également mooy bëggatuñu dépasser suñu quantum horaire loolu daal mooy décision yi nga xam ne jël nañu ko incha allahu rabbi. ñu dem ca Thiès daanaka li ñu xewal fii ci Ndakaaru foofu tamit am na fa ca marché central ba oto ndaraan yi daanaka bàyyiwuñu dara foofule dindi lépp lu fay gàllankoor ak ñi fa toog ci amuñu fa woonu sañ-sañ jaaykat ya fa nekk mer bay futt nag ki yore seen kàddu Alé Ndiaye lay wuyoo ci micro Cheikh Anta Diop ak Seylatia. dañu am naqar ak mbetteel boo xam se ni dañu tëdd dem si guddi lu jiitu loolu nag daana def chaque jour ñu ni wax ni carrément kat nit ñaa ngi ñëw pour déguerpir fii mooy ay annonce yoo xam dañ ko daan dégg te benn bi ñu fi mujj def mu nekkoon benn jour lundi ñu annoncé ni dañuy déguerpir fii jour boobu ñëw nañu xool mais bi ñu demee dañu dem recruter ay nervi bi ñu demee ba gis leen ci lan ñoom ñu daw bi ñu wàccee dem si guddi ba ay vers minuit lañu gardien yi nekk fii woo téléphone daal di ñuy xamal ne am na ñoo xamante ne ay sémi yu ñu fii rassemblé wu ci biir marché central bi ci lan daal di départ man ma jógee sama kër daal di ñëw ba ñëwee ñu baare fële ma wiri jaar 10e pour dugg gaare sama oto ci laa egg si ñu xamal ne ñu dañuy déguerpir loolu daal lañ ci am pour information déguerpissement bi nag moom métti na ba foo ko takk rek weesu na ko parce que tey boo xoolee fi mu toll yow ñëw nga fi gis nga depuis minuit ñun ñëpp ñu ngi fi. amul kenn koo xam seen tey jii nii mën nga ne reer nga démb wala ndekki nga amu ci ñun ñëpp dañu daw rassemblé wu muy jaay ko du soble muy jaay ko du jën muy jaay ko du ak ku ma doon ak ku ma muy pousse tout ñoom ñëpp dañu ñëw venir dans les sites te bi ñu ñëwee gis na ni carrément dañu ñëw cercle site bi
baareenu ba mënatunoo dugg ci biir amuñu woon accès fenn à la fin nag ñun amuñu pexe ñu dikk taxaw ñu jël suñuy bagages yi yàq ko mbaar yi fi nekkoon ay 5 millions yi 10 millions am na yoo xam ne ëpp na ko yu ñu estimé daanaka ay centaine de millions moom moo fi yàqu ñun amuñu pexe léegi nag dañu bëgg a xam ndax état dafay taxaw di seetaan soit Sénégal dafa amul autorité waaye laaka noonu dañoo bokkul ci dëkk bi baadoolu daal toujours moom day nekk koo xam ne dañ koy jël rek baxañ sànni. fii ci rond-point Liberté 6 nag ginnaaw ba ñu fa jëlee jaaykat yi fa nekkoon ba léegi nemmeeku bi mooy dem beeg dikk bi dafa gën a baax yenn ci ay dawalkatu woto ñoom loolu la ñu gis waaye nag li ñuy ñaan ci état bu Sénégal mooy mu fexe ba jaaykat yi ñu jëlee foofu lépp ñu ut feneen fu ñu leen def ngir bañ ñoom ñëpp ñu toog ci réew mi te duñu am lu ñu def reportage ci rond-point Liberté 6 Habib Faye ak Mar Dieng. fii de doo fi gis benn yoon ay table yu ñu lal wala sax ay njaay li ko waral bokk na ci lépp le gouvernement bi dindi mu nekkoon marché bi nekkoon ci rond-point bi ñu duppee Liberté 6 ñoom jaaykat yi de seen xel ëlëp na lool waaye teewul ñi ngi gën di dundee yaakaar ñenn ñi ci seen xar kanam lañ ciy gën di gis moo di mer ba fut teewul itam ña nga xam ne ñooy dawalkatu ndaamaar yi la ñu gis moo di xàll wi gën a yaa ndax fi lay gis fi embouteillage sax metti na te lii nguur gi daf ko yéex a def. baax na naaj saa yi de moom mais nañ fi def loo xamante ne ëllëg moom yaa ma gën a am bi roppay day gën a naayis boo ko defee Sénégal jëm kanam. fi mu ne moom ça va moom waaw yéex na fee jóge moom xaw ma nag dina kon ne nii wala déet mais instant yi moom wàññeeku na ni mu doon mel ngoon si. xam nga dafa yokku fi ñu toll nii fii dafa yokku waaye gi mu yokku tax na géographiquement ñëpp xam nañ fii mooy Liberté 5 Liberté 6 ñu janoo nii ñoom ñaar ñoo janoo. gannaaw bañ leen jëlee fii la nga xamante nit ñoo ngi koy sàkku rek moo di ñii di jaaykat yi nekkoon fii ñu jël leen yóbbu leen feneen ngir rek xëyug ndaw ñi bañ a gàllankoor. wax dëgg yàlla ay jeunes leen di daan seen doole wax dëgg yàlla ñu jëlee leen fi war nañ leen mën a wutal beneen place bu gën a yaatu teg leen fa waaye tamit ñu ngi laaj tamit ndax gars yi bu ñu leen fi jëlee tamit est-ce que fii dañ fi def loo xamante ne wax dëgg yàlla population yi dañ ci gis seen bopp. xamul lu ko xatal li nga xatal mooy ñii nga xam ni démographiquement dañoo ñëw fii nii Dakar ci capitale gi nii di ut si fu ñu daan seen doole dëgg la sax dina xat ndax amuñu fu ñu leen def. rond-point bi diggante ñaari Sicap Liberté yi la ne muy 6 ak 5 tey ji gën na yaa ñenn ñi ne xàmmeetuñu woon sax barab bi ci jamono yoo xamante nit yenn ci ay oto yi ña ngay profité sax ngir mën a jàll ci biir marché ba woon ngir rek yoon wi gën a gaaw. jërëjëf Habib Faye ñeneen ñu nekk ci njàqare muy téeméer ak juróom fukki njaboot nekk ca Kounoune ba ca département bu Rufisque ñu ne nag ñoom borom kër yooyu le boo moyul ñu génne leen foofu te amul kenn ku nekk ci ginnaaw loolu lu dul société boobu la ñu naan Socabeg di société d'aménagement de bâtiments et d'études générales Amadou Ndoye moom moo yore kaddu borom kër yooyu le ay kàddoom kon Ousseynou Thiam ak Ahmadou Bamba Samb ñoo ko taataan. nan nga mu ne am dëkk fenn depuis 2012 am kayit légal yu wóor nañ keneen jóge fële ci àll bi ne prétextant rek ne moom fii ak beneen titre foncier boo xam ne daté na 5 ans après muy 2012 xam nga loolu janul maanaam ñun am nañ suñu kayit yëpp jot nañ woo benn géomètre sax pour mu def levée topographie xool fii terrain bi ndax domaine national la wala TF la mais bi mu defee levée bi dafa ne ba léegi domaine national la. ñun fii dañ koy acquérir légalement. te au prix de multiples efforts dañoo def ay efforts yu bëri yoo xamante ne privé wu ci lu bëri nag pour am suuf dëkkal suñu njaboot et lu lew lañ ko amee ñu ngi lancé un appel d'abord à la Socabeg xamal ko ne pour mu jël ko il faut mu jaar suñu néew. mu leer ñu ngi lancé au plus haut niveau Macky Sall le président de la République. ku bëgg jàmm doo dugal sa loxo ci poos kuy dem. dëgg la. fii ñoo ko moom te duñ fi jóge tey duñ fi jóge suba. ñu des ba léegi ci département bu Rufisque bi la yoon ca kër Ndiaylo foofu nag ay journaliers yuy liggéey ci benn usine buy defaraat ay produits plastiques ñoom ñoo xëy di ñaxtu li ñuy naqarlu bokk na ci anam yi ñuy liggéeyee foofu la ñu jàpp ni dafa metti loolu te du ñenn ñu dul ñi ngànk usine boobule Mariama Balde moom moo yore kàddu liggéeykat yooyu ba léegi rek ci micro Ousseynou Thiam ak Ahmadou Bamba Samb. liggéey bi fii moom metti na trop fii ñëpp xam nañ metti na trop da ngay liggéey depuis suba ba ngoon
ba pare ñu posé la ne la amoo poids fekk am nga poids loolu tamit ñu sàcc sa poids loolu tamit normal seen liggéey bi daal defuñu liggéey bi normal fayuñu nit ñi daal ba pare en plus bëgguñu nit ñi kaas seen droit fii boo fi kaasee sa droit ñu lay dàq mais fii liggéey bi maanaam doy na waar métti na métti goo xamante ne ànd naak salte masque bu doy waar fii ku fi bu la neexoon nga dem defi leneen dem sàcc mais defoo ko fii ay xale yu ndaw fi nekk fi di daan seeni doole agressé wuñu defuñu dara mais ñoom loolu la ñu war a xam mais xamuñu loon nekk ci kaw di maanaam clim bi di la ëpp ngay toroxal ñi fi nekk ne ko amoo poids di jàpp poids bi di ko sàcc loolu yàlla bëggu ko ci ñeen jigéen ñi xam nga loolu tamit doy na war métti na métti goo xamante ne doo comprendre 8h ba 19h30 yaa ngi koy taxaw soo bokkee nit ki groupe surtout man fi may ñibbi dafa sori. ñu delluwaat ci beneen ponk bu ñu doon waxtaanee sànq muy jàngoro yi coronavirus rawatina ca Italie région Lombardie bi ñu jàpp ni lu ëpp fanweeri junni ci ay sénégalais ñoom ñoo nekk foofule nag am na fukk ak benn ci diwaan yu ñu mel ni lu ñu ber ndax jàngoro bi daf leen a laal ci reportage bi Aminata Mbaare Sow seq ak ki jiite sénégalais yi nekk ca Brescia nekk foofu ca Lombardie moom nee na saa su nekk mi ngi jokkoo ak sénégalais yi nekk foofu naam sax nag am na as tuuti tiitaange ci jàngoro boobule Aminata Mbaare Sow Pape Sangone Mbaye. Seydina Camara moo jiite sénégalais yi dund fële ca Brescia di ab dëkk bu nekk ci biir Italie te sorewut ak loolu gox yi nga xam ni coronavirus daal dina fay feeñ. boo xoolee région bi buñ ko waxee ñaari dëkk li ci ëpp ñoom ñoo ko am benn dëkk la bu xaw a mag bu nit ñi xam bu baax muy Lodi beneen bi Castelnuovo alors ñaari dëkk yooyu yëpp ci biir région bi la nekk soriwuñ ñu ndax feebar bi moom ni muy demee. te yamul foofu tamit ci Italie am na yeneen région yoo xam ne am nañ ko waaye dayo bi ci Lombardie bi la gën a ëppee donc foofu tamit comme ni ñu ko xamee ay sénégalais ñi nga fay dund. doomu sénégalais yu takku ñooy dund ci bërëb yooyu le diggante Brescia ci biir Lombardie loolu waral fi mu toll ni ñoom ñëpp dañu ne nañu toog seen kër bañ a génn. di jéggalu bu baax mbokk yi ci jafe-jafe yooyu lay ci élément bu Aminata Mbaare Sow du ñàkk ci yeneen jotaayu xabaar dinañ ci dellu si waat dañuy wéy ba léegi wax ci yéexite yi ñuy nemmeeku yenn saa yi ci wàllum administration ministère fonction publique ne léegi dina jeex ndax dina am ay bureau relais yu ñu nar a taxawal ci région yi ngir ku ca bëgg ab këyit mu yomb loolu mu wax ko ci jamono bi ñuy amal benn caravane fële ca Fatick jagleel ko li ñuy duppee service public. loolee mi ngi ñeel tamit programme bi di programme d'appui à la modernisation de l'administration di PAMA ca Fatick Aminata Goudiaby Abdou Karim Bey. ministère de la fonction publique nag daanaka ay services am la taxaloon tey ji ci Fatick ay stand yu ñu taxawal ci buntu gouvernance bu Fatick citoyens yi di fa ñëw ñu leen di fajal seen soxla yoo xam ne Dakar lañ ko doon lijjantee ministre de la fonction publique di wax ne mën na wéy ndaxte ñi ngi waajal ay bureau relais yoo xam ne ci région yi lañ koy def ba ku soxlaati lu jëm ci wàllu administration dootoo dem ba Dakar. dématérialisation tey moo ñu fi indi tey fii ci Fatick ñuy lancer li nga xam ne dafa bokk ci décentralisation waaye lalu ci dématérialisation ñu war a teg ay services yoo nga xam ne dañ leen di tuddee ay bureau relais installé ko ci Fatick installé ko Kaolack installé ko Kaffrine pour une phase pilote nara installé ci région du Sénégal yëpp. lii nag li ci nguur gi na moom moo di gën a jegeele administration bi ak askan wi ba jafe-jafe yu bëri yi nga xam ne moom la nit ñi doon am ngir lijjanti kayit bu gën a ndaw dootuñu ko amati. président de la République dafa santaane un service public efficace performant mais bu jegee usagers yi ñi nga xam ne ñoo ko soxla te moom ko loolu moo waral tey ñu bëgg a gën a efficace parce que boo bëggee efficace dafa xam lu bare looy boole liggéeyu kayit tey dina jeex ci Sénégal ndax dématérialisation dafa ñëw pour jeexal loolu. ci loolu sax moom mi jàppale na secteur u jàngalekat yi ab matériel informatique ba ñu gën di mën a gaawal seen liggéey. parce que phase pilote bi nga xam ne dématérialisation décentralisée ci secteur éducation lañ koy commencé moo tax tey le ministère de l'éducation ak le ministère de la fonction publique lënkaloo ba nga xam ne tey enseignant dootu jógeeti fi muy liggéey di ñëw ba Dakar pour soxla këyit wala mu war bëgg a wut information. ministère bi yor wàllu fonction publique ak caravane nationale la ñuy amal lu tolloo ko juróom-benni fan nag ñu ne fas yéene nañoo def caravane boobu ci région yi di Kaolack Fatick ak itam Kaffrine. démb ca Taïba Ndiaye bi nekk ci département bu Tivaouane nag président Macky Sall mu ngi fa doon dalloo ab benn parc éolien maanaam foo xam ne dañ fay jëlee énergie buy bàyyeekoo ci ngelaw li moom njiitu réew mi Macky Sall ne centrale bi dina jox courant lu toll ci 2 millions ci doomu aadama fii ci Sénégal kon muñ ca noppee
dañ koy jël jaay ko Senelec mu mën koo séddale li mu bëgg sax ci njeexital bi mooy ñu am ay centrale yu bëree bëri ci réew mi yuy jëfandikoo naaj bi wala ngelaw li Cheikh Anta Diop sey la tiir ca diwaanu Thiès. njiitu réew mi Macky Sall rafetlu liggéey bu am solo bi nga xamante ne ay borom xam-xam def nañu ko fii ci Taïba Ndiaye def fi benn parc éolien di ab centrale boo xamante ne ci ngelaw lañ koy jëlee togg ko ba mu nekk courant. Historique pour Taïba Ndiaye et surtout féliciter le Kayor. yéen waa Kayor def ak waa Taïba Ndiaye lu rëy ngeen am parc éolien bi bu jëkk ci Afrique sowu jant di toggee courant ci ngelaw li muy diggu ci réseau bi ba ñëpp jariñoo ci lu rëy la. Vous êtes en train de devenir le foyer ardent de l'énergie renouvelable du Sénégal et de l'énergie propre. njiitu réew mi wax ne lii de lu am solo la. Ce parc permettra la fourniture à plus de 2 millions de personnes. lu ëpp 2 millions dinañ mën a am léegi courant te ci parc bi lay jógee moom sax nee na taxawaay bii la fas yéenee jël ngir amal ci réew mi ay centrales yu mel nii ngir nag yàqu-yàqu yi jóge ci jaww ji mën a wàññeeku. Dans la transition énergétique. sama yéene moom mooy fexe ba def ay centrales yu mel nii fépp ci réew mi ngir xeex nag gaz bi nga xamante ne moom mooy yàq jaww ji yàq kiw bi. contre le réchauffement climatique. maire Taïba Ndiaye rafetlu na lool parc bi ñu fi defar waaye nag yitteem jamono yi moom mooy ñu tabaxal leen ab hôpital bu mag. La première doléance, monsieur le président. fii ci Taïba Ndiaye ak arrondissement Mewane daanaka ay sociétés yu bëree ñu wër. Nous subissons beaucoup de pollution. ba tax ne wér-gu-yaram jafe na fi lool ñu ngi sàkku na njiitu réew mi nga tabaxal ñu ab hôpital. Et nous souhaitons disposer d'un hôpital, monsieur le président. militant APR yi jóge woon nañ fu nekk ci département bu Tivaouane ak waa Sénélec yi nga xamante ne jóge woon nañ ci centre ouest délégué régional jiite leen ñu dikkoon nag tertu bu mucc ay président Macky Sall. moom président Macky Sall ca 2012 demoon na ca Ndar def conseil des ministres décentralisé bëri woon na lu mu fa diggee woon nag jamono ji waa Ndar ñu ngi ko koy fàttali ñu tàllal micro ñenn ñu fa nekk lu ci mel ni ñu ne wàllum assainissement ville bi ak lii di pël ba nga xam ne dafay faat ay nappkat yu bëree bëri seenub xalaat ci Macky Sall ak lim leen dig boobu ba léegi ci micro Ousseynou Diop ak Habib Seck. waaw digle yi moom am na yu mu ci def mais li ëpp defu ko. léegi nag li gën moo di moom mu jéem a fexe ba delloosiwaat population bi ni mu koy defee moo di mu jéem réaliser peut-être les 3/4 bu mënul def lépp sax na def les 3/4 bu ko defee waa Ndar yi daañu dellusiwaat ci moom. li ma ko doon sonn ñu daal moo di li ëpp ci li may wax moo di na defar brèche bi moi je suis de Guet Ndar bu defaree brèche bi lu mu bon nit ñi léegi dana wàññeeku ci géej gi. et ensuite mu defar muru géej gi bu ko defee nit ñi daañu mën dund aisément sans problème. promettroon ñi dana fi def assainissement promettroon ñi dana fi def éclairage public mais on voit que véritablement ba léegi des na alors dañ koy ñaan vraiment mu jàppale dëkk bi notamment aussi dans les quartiers périphériques parce que le nord le sud c'est des quartiers quand même yoo xam ne c'est bien lotissé. mais dans les quartiers périphériques lu mel na Pikine Tableau Waalo vraiment quartier yooyu quand même seen assainissement des na lu bare bare. tey niñ leen ko doon waxee ci bopp xibaar yi mooy mardi gras muy bés bi nga xam ne moom moom mooy jiitu mercredi des cendres mi ndorteelu woor gi ci chrétiens yi ci école yi nag maternelle yeeg primaire yi rawatina xale yi dañuy baaxoo bu ñu xëyee di déguisé di doxantu ci mbedd yi fële ca Ndar dem nañu foofule xale yu xëy nañu sol seenu déguisement di way di fecc waaye fête bi nekkul lu yomb ci waajur yi ndax koppar gu bëree bëri la ñuy génn rawatina ci weer wu sori wi reportage Ousseynou Diop Habib Seck. Mardi Gras ñu amal ko ci diwaanu Ndar Géej l'école maternelle yi waaye tamit école primaire yi kenn ku ne nga wane ko ci sa anam fii xale yi dañu sañse wane li nga xamante ni mooy seen cosaan ak aada ak gëm-gëm bi nga xamante ni itam am nañ ko ci wàllu diine. dama déguisé bu mu baax. noo def. bii diine yooyu bii de laa déguisé wu ma jël sama tissu bii nii déguisé wu bu mu baax. Il y a des élèves même qui ne sont pas déguisés celui ou celle qui ne se déguise pas. On le jette de l'école. On a dit sors, va te déguiser. école maternelle Saint-Joseph bu Cluny fii nag xale yi dañ ko ubbee ak way di wane dayo bi fête bi am. ci école primaire yi itam lu ni mel lañ fa nemmeeku xale yi teel a ñëw ci bërëb bi
nii nag lañ koy féete ànd ak ñi nga xamante ni ñooy kilifa l'école yi. moo tax ni ko tur bi waxee le mot gras mardi gras jour boobu dañ koy fêter on mange bien on boit bien balaa ñu dugg ci carême bi catholique comme musulman ñun ñëpp benn lañ waaw amul problème. jour bi mooy jour boo xamante ne mooy bés bu mujjee ci temps ordinaire maanaam dañ koy marqué ay foo ak ree ay déguisement gis ngeen xale yi man mi sax pour dugg ci temps wu carême temps wu 40 jours boo xamante ne temps bu solennel la temps bu am importance. Mardi Gras doon fête bu am solo waaye nag waajur yi ñoom daañu làmb seeni poos ngir mën a bégal seeni doom yi. waajur yi déguisé nañ xale yi c'est comme yeneen fête yi jënd nañ ay déguisement de façon assez variée gis ngeen. diwaanu Ndar Géej at bu ne Mardi Gras nii lañ koy amale xale yi dañuy sañse teel a ñëw ci l'école yi di fecc ak di way. jërëjëf Ousseynou Diop dañuy dem ci xibaaru biti réew rawatina ci Égypte ak Hosni Moubarak mi faatu tey jile moom moo jiite woon réew mi foofule moom daal dina faatu ginnaaw bu mu làqee juróom-ñeent fukki at ak benn ci benn hôpital militaire bu nekk ca Caire moom nag ci fàttali atum 2011 lañ ko dàqee woon ci nguur gi ginnaaw ñaar fukki at ak juróom-ñeent ba mu ko jiitee ginnaaw atem ca 2012 lañ ko teg daan ci giirub dundam ndax ay manifestant yu mu faatu ñu ne ginnaaw sa lañu ko bàyyi ci atum 2017 moom Hosni Moubarak kon tey jii la faatu dañuy jàll ci ponk bu mujj luy yëglekaay xëyee tey ak Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf kéwél su bëggee doonum sànd day foog journal L'As nañu moo taxit kilifa yu réewum Sénégal ñoo ngi jatu ne soccet namm seeni ngànnaay boole ko ki matuwaay yu mat ngir jàngoroy coronavirus gi lëmbe àdduna bañ fee yegg si moo waral bépp doomu aadama bu jóge Italie boo nee cëpp aéroport li ñuy njëkk a def moo di testé la xam ba xam ndax indaale woo corona bi am déet source ni ñu ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr muy wékku woon ci Mame Ndiare ngir mu musal Sénégal ci corona bi moom Diouf Sarr ne la watul ba yandoor fi mu nekk nii moo ki gaayam mboolem lu ñu xam ñoo nga ca ngir kar corona bi du dugg ci réew mi tey jii rek danañu déployer ci aéroport Blaise Diagne fukki préventionniste ngir ñuy saytu ñuy dugg ci réew mi yéenekaay bi nañu waaye dogal boobee bu ñu ko yemale rek ci ñuy jóge Italie di dugg ci réew mi wala ñuy jóge réewum Siin di dugg Sénégal danañu juum ndax nit mën naa jóge Italie jaare meneen réew soogu dugg si ci réew mi Vox Populi nañu waa organisation mondiale de la santé li ñuy ragal mooy jàngoroy coronavirus bi wër àdduna bi ndax xamle nañu ne ba mu feeñee ci réewum Siin ak léegi lu mat juróom-ñett fukki junni doomi aadama am nañu jàngoro ji ñaari junni nit ak juróom-ñett téeméer corona bi faat na leen law na ba yegg ci fanweeri réew ci àdduna bi ci réew mu am ba am fa doole di Italie madame Rokhaya Touré consul général Sénégal ca Milan mi ngi wax ci xët mu njëkk Vox Populi ne amul benn doomu Sénégal bu nekk Italie boo xam ne coronavirus bi laal na la xëy na nag jaaxle nañu waaye yeggaguñu ci jaxasoo journal L'Observateur xëy di ñu xamal doomi Sénégal ya ñu quarantaine ca Italie ana nan lañ koy dundee kenn ci ñoom ñu naan ko Alioune Badara Mbodj ne waa L'Observateur li ñuy dund yéeme na te ànd ak jaaxle yéenekaay bi dolli ñu ci ne ñaari téeméeri doomi aadama ak ñaar fukk ak juróom-ñeent yu nekk ci Italie jàngoro ji laal na leen juróom benn ci ñoom jotagum nañu cee faatu ñañu quarantaine ci réewum Italie L'Observateur nañu am na ñetti téeméeri doomi Sénégal yu ca bokk yéenekaay yu bari xëy nañu bokk maase ci li xewoon démb ca Taïba Ndiaye Vox Populi Le Quotidien Libération ba ci Soleil National moom Soleil National sax loolee la xëy bind ci xëtamu njëkk parc bu Taïba Ndiaye Macky Sall daloon na jamonoy éolienne Libération ne ko Sénégal mi ngi ci yoon jëm ci transition énergétique président Macky Sall ne ci xëtamu njëkk Vox Populi Sénégal émergent mi ngi tënku ci Sénégal guy carburant bi Libération wax nañu ne ci juróom-ñaari at yi ñu génn li ci agence yeeg établissement public yi ci réew mi yàq jéggi na dayoo téeméeri milliards ak ñaar fukk ak juróom yu teg juróomi téeméeri millions gars yi dugal nañu ko ci njëndum carburant ci juróom-ñaari at yi ñu génn 2018 rek 22 milliards dugal nañu ko ci carburant bi SAR di société africaine de raffinage L'Observateur nee nañu coowa nga fa bil yéenekaay bi kiiris gu rëy moo am ca conseil d'administration bu kër gi di SAR kenn ci actionnaire di Khadim Ba démissionné na ca conseil d'administration ba te moom jiital Locafrique yemul ci loolu annulé na caution 130 milliards ba mu joxe woon teg ci retiré ligne de crédit bu toll ci 163 milliards gi mu nekkoon li nekk ci journal Les Échos yéeme na te doy waar ca Caaroy ñaari xale di ay mag ak rakk kenn ki benn at la am ka ca des juróomi at ab supp la ñu lekk jaara ca faatu am na it beneen xale bu toll ci ñetti at bu lekk ci supp bi journal Les Échos nee nañu mi ngi ci
l'observation ndax sonn gu mu sonn ki sonn ba yegg ca lool mi ngi ci la Tribune mu di benn waay bu takk jabari Zidoka bés jabar ji di xool WhatsApp bu jëkkër ji gis ci ay photo yu yéeme mu indil jëkkër ji coow indil ko seytaane ñuy jàppante jabar ji dóor jëkkër ji ba damm loxom ca Linguère it l'observateur nee nañu lu doy waar moo fa am benn waay moo bàyyi ba nijaayam di nelaw mu ñëw fekk nijaay ji fi mu tëdd di nelaw mu jël paaka dagg bagaasi nijaay ji suwaa nañu moo taxit moom waa ji di Ahmadou Sow tribunalub Louga àtte na ko démb ba daggal ko 20 ans ñaar fukki ati kaso yuy ànd ak travaux forcés la ñu ko tëj. mu ngoog fii la ñuy yem ci xibaaru digg bëccëg yi sant ko bu baax Mamadou Mohamed Ndiaye ak ñëpp ñu jàpp ci xibaar yi ba mu yemb naka noonu yéen ñaan ak télévision Futurs Médias yeneen xibaar 19h30 incha allah di leen ñaanal ngeen yendu ak jàmm fileeg boobu.